asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu seen émission xeltu ci seen ñaar fukk ak juróom-ñeenteeli numéro 29e numéro saison 6 bi nga xamee ni door na xeltu ak léegi ñu war a ànd ak yéen nag ngir mën leen ko xeltul comme ni leen koy defee maanaam gaaw bu jot su fukki waxtu ak benn jotee tey jii tamit ko ñu dalal beneen kàngam ci biir réew Mauritanie war a ànd ak moom waxtaan ak moom ci wàllu taxawaayam ci wàllu liggéeyam ci wàllu dundinam lépp daan nu ànd ak yéen ñu def ko comme ni nga ko daan defee rek ànd ak waa Ingest ak waa régie Ingest Gleb Ahmed moo fa nekk commutation Oumou Kalzoum Bilal son ci kaw kii di Naha Minta Ahmed nekk fa Fatimetou Mawlut nekk son fii ci suuf Dahman sunu coordinateur sunu cadrage Cheikh tey ji nekk fii ñu ànd aussi tamit ak sunu réalisatrice di Fatimetou Mint Souleymane ñu ànd ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk ànd ak sunu naatango soxna Léna Dieye mu wax nu kan la xeltu invité tey ji ci ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu numéro am ci saison 6 ñu dem dellu soit ci plateau bi. jur gu jot ak lu ciy xew waaye gaaw bu jot seen émission xeltu dalal xar kanam bu bees ani kan mooy ganu borom plateau bu yanj bi ani kan mooy yeesal suñu waxtaanub tey jii kooku mooy Idriss Assane Pathé Taw di doomu njaago Pire juddoo fa ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk yaroo ci peggu maamam mu dalal ko alxuraan mu am ca pas-pas lool am ca pasteef lool ba mujjee nekk magum daara di fa jàngale ci bu mu fa jógee nag ba mokkal li nga xamante ni moom mooy alxuraan ci lañu ko dalal daara ji di daara lalu ji mu nekk fa def fa tout tànkam ba jóge fa daal di dem fi nga xamante ni moom mooy Rosso ginnaaw bu mu amee l'entrée en sixième daal di fa def diggu doomam jóge fa ñëw fii ci capitale bi di Nouakchott def fi li nga xamante ni moom mooy jongante bii nga xamante ni moom moo koy dugal lycée technique mu def ca ñetti at daal di fa génn ak lijaasam bi ñuy woowee CAPM ci wàllu mécanique bi mu fa jógee ci leen nag jot na ma wut ab xëy ndax kat toll naa ci te it jot naa masol géñob góor ndax way juróom bu góor teel na génn àdduna waaye terew ko mu am jom lool doon ku teel a am fit ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayu góor bëgg nag taxawaayu góor dëgg ngir samp kër gi ni ko wolof njaay di waxee doon sa baayu ko gën ci bi way juróom bu góor génne àdduna yàlla boole ko ak rakki way juróom bu góor kii ñu naan Sabir Pathé Taw doon ko nga xamante ni bàyyi la ci ñoom doon ku leen yërëm lool yiir leen lool jàppale leen lool ci seen taxawaay mooy ki nga xamante ni moom mooy ki ko jàngal métier bii di charpentier mu nekkoon ci peggam di jàng ba mokkal dal dee ber daara ci lu nga xamante ni loolu la ñëpp ràññee mu di taxawaayam li ci la sóobu ci li nga xamante ni moom mooy méccam gaal gi nekk ca ba far ca génne yeneeni ndongo ya nga xamante ni tey jii ñi ngi jànge ci peggam ba beeru ñoomet ak seen daara ñu mën a jàpp ne moom ci boppam daara la moom mi di gone njaago gi tey jii nag bu ñu waxee ne jullit piir am na jullit saadix am na moom mii de ku ko jàpp nga jullit ku ko jàpp it jàpp nga gor di taaliba cheikh al islam du ko ci dogu lool ba ñu daal di ko ca cheikhal daal di ko ca jox ab lijaasa moom Idriss Taw boolewul dara ki wax loolu la mbokkam yépp wax ak i jege ñaaleem doon ku bëgg njaboot lool doon ku sopp njaboot lool doon ku yërëm njaboot di ki nga xamante ni nekkal na xeet nekkal na mbokk nekkal na jege ñaale ci lépp la nga xamante ni lu mu am ñëpp la ko bokkal ñëpp la ciy boole. doomi njaago bii ba liggéey jotee liggéey na waaye it ba jàmmu yàlla jotee day teg lépp daal di jox boromam bi mu demee ba jimmi xam ni jullit ani lan mooy devise am mooy mu tabee waaye it mooy mu xam li nga xamante ni moom mooy ponki lislaam gëm ne yàlla am na gëm na ko doon jullit nekk na jullit di julli ci waxtoom doon ki nga xamante ni day génne asaka saa yu ko jotee di woor weeru koor mën nañu wax sax ne même bu dul koor saa yoo ko fekkee mi ngi woor bi aji màkka jotee dem na aji wëri kaaba ga daal di ziyaara Muhammad alayhi salaatu wasalaam kooku nag moom mooy gënu xeltu tey jii Babacar Naam fas yéene leen ko waxtaanal ba ngeen gën a xam ana kan mooy Idriss Taw.
sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant également vraiment sunu naatango Léna Dieye ci élégance bi ci pertinence bi ci maanaam xarañti bi di la ñaanal yàlla lafal la cat yàlla musal la ndax vraiment yaa ngi def une touche particulière ci émission xeltu ñu la ci jaajëfal bu baax a baax samay kaddu askan wi yëpp la te di la ci jaajëfal bu baax a baax di ñaan rek yàlla ubbil la buntu wërsëg ak xéewal ndaxte nag wax sa mbaaxu morom du wàññi dara si sa mbaax moom la wala fii di léebu Cheikh Idriss Taw wala sax su ma neexee wax la maam ndax tey jii sama maam laa invité alors dégg nga portrait bi nga xam ne soxna Léna wax na ko tey jii su ma la doon laaj ndax am na luñ ci yokk wala li mu wax li mot na sëg lan nga may wax ñu soog am di soobu nag ci laaj ak tontu yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi ajma'in rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma ij'alna min alladhina idha sami'u al-qawla yattabi'una ahsana. Babacar maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar di am mbégte contentement si invité bi ngeen ma invité ci seen plateau bi comme ni nga koy defee souvent nga invité fi ay doomi njaago yoo xam ni ñoo bokk fi ñuy nekk di bokk fi ñuy liggéeyee ñu ngi rafetlu loolu di nuyu waa télévision bi di ak ñi lay jàppale si liggéey bi yëpp di nuyu ñu ni seetaan ak waa réew mi yëpp. macha allah Léna moom xam na si man lu bëri. ku la xam la. waaw Léna ku ma xam la. ndax daanaka bi ma gënee nekk xale dama daan am ay fête sax di vacances yi seen kër. ndax benn magam sama xarit la woon maa ngi ñaanal yàlla jéggal ko xarit aljanna. incha allah maa ngi moom seqoon nañu lu nekk lu mu masaan am daf koy séddoo ak man. mën naa ni li mu wax amul dara lu ma si mën a dolli lu may. sama papa bi mu wax ni moo ñu yar. ñu ngi kiy ñaanal yàlla mu gën a wér. gën ñu tette di ñu ñaanal ñu am fit di mën a def li ñuy def ci kanamam. alhamdulilah waaw Cheikh Idriss tey jii ñu invité la ci beneen maanaam anam la ñu ñëwee tey jii ci géej gi parce que suñu daan ñëw ci géej gi ñoo ngi invité mool yi mareyeurs yi jaaykat yeeg jëndkat yi waaye ñu ñëw soo gisee reportage bi ñëw ñu invité un charpentier li tubaab di wax charpentier defarkatu gaal man sérieusement bi ma ñëwee def tournage bi dama am lu ma impressionné parce que mosuma woon xalaat ni doomu nit ku ñuul bien vrai que ni xarañ na parce que du ma wax ni munu ko def mais matériel yi xëy na dafay manqué mu nekk jafe-jafe boo xam ne day tar lool tubaab bi nag moom léppam da koy def ci wàllu machine mais ma ñëw gis fi ngeen di defaree gaal mu doon loo xam ni lu kéemaane la waaye balaa may dugg sax ci loolu dama bëgg la laaj lan moo la animé nga def lycée technique jénn ak sa diplôme ci wàllu mécanique nga waroon mën a timit que tàppe porte ci leneen nga ñëw dugg ci li nga xam ni moom mooy charpentier bi. waaw Babacar li ma animé pour ma dugg ci métier charpentier mooy bi man depuis ma nekk xaleel di jàng sama xel ak yëpp fi ma ko li ma defoon ci sama xel yëpp mooy comme famille yëpp ay mool lañu man dinaa def benn métier au moins boo xam ni dafay xaw a tumuranke bi nga xam ni man dinaa si mën a jàppale famille bi ku ko soxlo ci famille bi ak si mbokk gi dana mën ñëw seet si ma ci métier boobu bi ma koy li gënoon nekk sama xel sax moo doon bëgg a nekk docteur mais bi yàlla defee ma am entrée en sixième di def technique moom boo ko xasee ba def yaakaar naa ni wàllu docteur ak yooyu da nga kaa teg fee ndax moom amul sax matière science duñ ko sax jàng foofu waaw affaire technologie nga fay jàng ak affaire construction mécanique ak affaire soudure rek affaire yooyu nga fay jàng daal léegi nag bi famille bi yëpp nekkee ay mool man tam ma wax ni man danaa essayer def benn métier boo xam ni dana xaw wuute au moins un peu ak li ñuy def ñoom lambanaa nag avant ma def charpentier yeneen porte ndax avant ma def charpentier def naa soudure
si benn xaritu paa bi bu nekkoon premier ma ànd ak doomam liggéey naa fa lu jóge 6 mois. jóge fa dem naa liggéey naa Bapam aussi. Bapam bi daan defar bateau aluminium yi te nekkoon seen siège nekkoon aéroport. liggéey naa fa si Babacar Niass xaritu paa bi la woon paa bi boole ma ak moom. gannaaw ga si après événement 89 yi charpentier yi doon defar fii gaal yëpp ay étranger la ñu woon waa Sénégal la ñu woon waa Ndar la ñu woon ñoo fi daan defar ay gaal. bon bi événement yi ñëwee étranger yi bi ñu demee amatuñu fii kuy defar ay gaal mu am ñeneen ñu nga xam ne jóg nañu fii jël ay matuwaay commencé di defar ay gaal ku mel na jëm si yàlla ja Samba Diagne maa ngi ñaanal yàlla bu baax di ñaan yàlla xare ko aljanna moom tamit ak sama trondo Idrissa Diop ak wee Arona Diop ñooñu ak wee Mamiyat Diop ak sama papa Savir paa bi nag bi ma nekkee ci liggéey yooyu di traîner kii mu ni ma man benn jour maa ñëw ni que comme yow yaa ngi defar ay gaal nii bàyyil ma ñëw ma jàppale la su ma manee dara nga bàyyi parce que yow léegi mage nga après mu ni ma loolu kay si yow lay des ma ñëw di ko jàppale ànd ak moom lu jóge ay 6 mois yooyu mu gis ni li may def nii mën naa ko après léegi mu bàyyi man daanaka bi may def 8 mois ci liggéey bi liggéey naa benn gaal bu nga xam kenn jàppale wu ma si kenn jox ma si xalaat après mu xam ni man mën naa dem mu boole ma ak góor gi Mamiyat Diop boobu. mais intelligence boobu moo la poussé nga nekk charpentier alors mais dama gis ni liggéey bi du liggéey bu woyof parce que man dama defoon ni ñun journalistes yi rek ñun ñoo amee liggéey bu diis. ndaxte des fois soo waxee ne journaliste dafa métti gaañ ni la non ñëw toog ci plateau rek di wax rek bon mais xëy na ñu bëri xamuñu lu nekk ci lu laxu si gannaaw mais man bi ma ñëwee j'ai été impressionné ci maanaam méttitu maanaam liggéey bi soo gisee ci image yi façon bi ngeen koy liggéey dafa xaw doy war alors nan ngeen def ba arriver à ce niveau là nan ngeen def ba arriver ci niveau bi ngeen egsi. waaw métier bi nag moom métier ndaw la moom métier ndaw la man bi ma koy commencé def sax xaw naa màgge tuuti parce que bi may commencé liggéey bi presque 20 ans laa am mais nag liggéey naa si presque 25 ans ci en activité def naa ko xëy na 5 ans yi laa commencé di organiser xale yi rek pour nu liggéey mais chantier bi quand même moo continuer mais liggéey bi sax léegi yow li nga gis fekk nga gis nga mu fekk nga sax mu évoluer fekk mu am na évolution li ma gis man bu baax a baax parce que léegi bu njëkk ñun amuñu woon sax courant bu ñu liggéeyee lépp ci loxo lañ ko doon def te même gaal yi noonu lañ doon toll dañ daan bënn bant yi ak suñu loxo di wañaar di jël si bu nga xam ni siiw doole di ko xottee bant yi sans ñu am mais léegi am nañu courant am nañu ay mël am nañu ay disque yu nga xam ne moom la ñuy monter ci mël yi pour mën a xotti bant yi yooyu yëpp bu njëkk sa loxo nga ko doon def. mais est-ce que tey jii liggéey bi nga xam ni man sérieusement daf ma charmé. dama ci am yëg-yëg tey jii dama doon wax ni sax su ma amoon kattan tuuti damay ñëw jàng ci métier bi parce que c'est-à-dire que art la. soo gisee métier bi métier art la alors. fan ngeen ci toll aujourd'hui ak ñii nga xam ni tey jii ñooy kilifa yi nga xam ni ñoo leen war a taxawu ci mbir moom parce que soo xoolee mbir mi nu mu demee dafay mel na amul leen un soutien de taille. ci wàllu liggéey bi. waaw liggéey bi moom mën naa ni ñun ñooy siy dem ak suñu propre moyen rek ñoo si dem ak suñu propre moyen moom vraiment ñun kenn fekkuñu si diñu si dimbali moom. waaw parfois sax dañuy am ay difficulté ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppoon ni war nañu si dimbali parfois dañu am ay difficulté ak ñoom ndax fi mu nekk nii booy defar gaal nii même su fekkee da nga indi benn planche bu ma 2 mètres di ko réparer ci benn gaal boo xam ni li ci yàqu dafa ma 2 mètres dañ naan la da ngay dem ministère wuti autorisation. ministère de la formation professionnelle ou de la pêche. ministère de la pêche. da ngay dem fa wuti autorisation parfois autorisation bi mën na durer. par exemple su fekkee ni yow sa gaal li ci yàqu jeudi la woon man boo moytuwul lundi ngay am autorisation. donc léegi pour ngeen réparer gaal il faut autorisation. il faut ñu wut autorisation te parce que garde côte yi nekk foofu ci tefes bi dañuy contrôler ñiy liggéey gaal te amu autorisation bu fekkee amoo autorisation dañ lay arrêté bon dimbal moom wax dëgg yàlla ñun suñu propre moyen rek lañ ciy demee mais amuñu ci. mais tey jii est-ce que fi ngeen toll parce que d'après jàngat bi nga xam def nañ ko li nga ci formé ci ay ndaw ñoo ngi toll ci fanweer war lu ko ëpp. loolu école la
alors est-ce que tey jii jotul en tant que tey jii un maître charpentier nga jéem a seet nan nga mën a def pour jóge maanaam ministère concerné bi parce que xëy na la pêche concerne la mais aussi la formation professionnelle et technique concerne la parce que lii c'est technique alors est-ce que tey jii am nga ambition wu tey jii gisanteeg kilifa yi ci wàllu woowu toog def ak ñoom benn diagnostic waxtaan ak ñoom analyser lu bëre xamal leen ni leen fii ay élèves yu bëree bëri ñoo fiy génn. waaw am nañu ambition boobu commencé woon naa sax di si dox xëy na temps yi am na tuuti lu ma gàllankoor rek loo xam ne moo ko xaw a tiya mais doon nañ si dox mais temps mën naa ni daaw am na waa académie maanaam ñi nga xam ne ñooy former pêcheurs yi ñoom ni woon nañu daañu def formation bi ci seen kii daañu intégrer formation bi ci seen formation yi ñu defal xale yi ba yenn xale yi nga xam ni ñu jox ay xaleel ñu commencé di leen former. oui parce que c'est important pour que métier c'est très important bi mën a continuer. voilà parce que ñu bëri tey jii soo leen waxee lan mooy charpentier duñu xam sax luy charpentier alors donc yaakaar naa projet la boo xam ni war ngeen que à long terme xoolaat seet nan ngeen mën def pour mën a vraiment am ci yenn initiative yi ubbi ci ay école de formation pour permettre à des jeunes yoo xam ne daanu mën a ñëw joxe seen xalaat. dëgg la waa ñoom après léegi ñoom defoon nañu ay séminaire ak ñoom pour ñu ni daañu jox ay xaleel yu nga xam ne ñu former leen pour que métier bi mën a continuer mais après mujjul sotti daal xaw ma mais si seen côté ñoom. seen côté la wala yéen a ko toppul yéen. non ci seen côté ñoom parce que ñoom ñoo waxoon ni après daañu leen andil xale yi ñu ni woon chantier bu fi nekk rek daañu ko jox lu mat au moins 4 wala 5 ay xaleel ñu nekk ci pour def formation. dama gis si seen defaru gaal yi ma ñëw fekk fa gaal bi ñu doon def gaal gu mag la soo ma ko doon ñaata mètre la gaal bi ba ma fekk ñu ngeen koy defar. waaw gaal boobu nga fekk ñu koy defar kooku gaal topp lañ koy wax xam nga fi la tourné dafay nekk généralement ñaari gaal benn bu mag mooy yab filet bi benn bi mooy nekk gaal topp bi généralement bu dee fii si Nouakchott day nekk entre 16 mètres ba 18 ba 16 mètres ba 18 mètres kooku moom dëkk la di wala kër la. pourtant beneen bi yëpp filet bi moo koy ëpp généralement lu au minimum dana mën 20 mètres. li nga xam ni moom mooy yëpp filet bi. dana am ay gaal yoo xam ni 20 mètres lay mesurer. si 22 mètres 23 fii liggéey nañu fi sax gaal bu mat 26 mètres. mais léegi ak forme yi ñu jël di ko liggéey gaal yi léegi dañu xaw a wàññi longueur bi mais largeur bi ak profondeur bi dafa xaw yokku. si ñi ñuy liggéey léegi mais bu njëkk daan nga liggéey ba 24 26. gaalu topp bu comme boobu nga fekk ñu koy liggéey généralement boo taxawee ci géej gi da ngay séen ci biir géej gi ay gaal yu nekk foofu yu nga xam ni dafa mel na dañ leen fa bàyyi noonu bu ndaw bi nag comme boobu noonu bi am de 7-18 mètres moom jën bi ñuy jàpp moom moo koy indi ci kaw moom moo koy transporter indi ko ci kaw su paree ñu dem ñu serk foofu. léegi su ngeen liggéeyee gaal bi ba pare nga xam ni defar ngeen ko ba mu mot ba mu jeex tàkk da ngeen di dem ci biir géej gi pour def test bi pour vérifier wala da ngeen di am certitude rek que ni gaal gi pare na amutul fu mu bënnee ndox wala foo xam day am ay manquement. waaw non ñun duñ ko testé c'est que bu njëkk da nga daan c'est-à-dire gaal boo liggéeyee gaal bu ko boroom yóbboo rek su ñëwee nga laaj ni ko gaal bi nu mu demee mu wax la si rek daa xam bu fekkee am na erreur bu su nekk daa ko mën corriger si prochaine gaal gi ngay liggéey mu dem ba nga xam ni léegi maîtriser nga liggéey bi ba erreur yooyu mënatu la dal moo tax gaal boo liggéey rek dafay dem mu liggéey normal parfois nag gaal bi mën na dem mu am place buy andi ndox tuuti mais généralement mool bi moom mën na ko régler boppam ci biir géej gi. mën na ko régler sans yéen ngeen sans ñun ñu participer si. waaw loolu moom dafay am souvent. alors su ma gisee aussi liggéey bi da ngay sentir que ni lii ngeen di liggéey nii koppar bu bare da ciy dugg. mën nañu wax ni kon charpentier yi am nañu xaalis. waaw liggéey bi. parce que liggéey bi ni toll moom xaalis bu bare la. voilà defar gaal bu toll na 25 mètres 26 mètres 23 mètres 18 mètres loolu moom ay millions la. dëgg la waroon na am xaalis normalement waroon na am xaalis. waroon na nga wax de. waaw normalement waroon na am xaalis. xam nga bu njëkk bon loolu gaa ñun fekkewuñu ko. bu njëkk suñu maam yi ñoom
dañu wax ni ñoom bi ñu daan liggéey gaal bu njëkk su fekkee da nga am gaal léegi maanaam ñëpp dañuy ñëw jàpp si ñu liggéey ko maanaam yow da ngay am gaal famille bi yëpp ñëw jàpp ci gaal bi ñu liggéey ko mais doo fay charpentier bi dara mais quand même bu sa gaal demee géej ba ñëw charpentier bi am na droit bu ñëwee soo jàppee ñaari jën sax mu jël benn yóbbu këram loolu presque moo daan nekk fayan mais daan naka amal njëriñ loolu moo doon code bi ngeen signante woon daal waaw bu njëkk loolu la woon mais gannaaw gi ñu dem ba commencé di fayu maanaam koo liggéeyal mu fay la mais ba tey demeewul noonu daal mais encore aussi yaa ngi généralement yaa ngi ñi ngay liggéey ñëpp say mbokk lañu waaw mais lu wàllu jëm ci wàllu liggéey xam nga nag ñun africain loolu moo nu tardé la suñu waxee à chaque fois sooy wax dañuy wax ni kii mbokk la parce que dëgg la mbokk am na parce que looy liggéey si ngay mën a jàppale sa mbokk mais aussi tamit que lu jëm ci wàllu liggéey il faut que ngeen aussi tamit que di ko professionnaliser ça veut dire que di ko géem di ko yokk bi mooy lan mooy ci wàllu liggéey amul sentiment xam nga tubaab bi suy liggéey moom dafa amul sentiment ci liggéeyam lii liggéey la lii moo koy doxal lii mooy facture bi mais ñun soo waxee ñu ne kii sama doomu nijaay la sama doomu bàjjen la loolu moom am na ak liggéey bi nu mu méttee métti nga xam ne gis naa fa xale yi di dóor ay martu kooku moom su ma ko dóor loo woon tey kooku jour boobu laay pare wallaay loolu moom am na si am daa si gis nag ñoo xam ni ñu xam yoon ñu xam parce que tamit xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ni atul ujura ajrahu qabla an yajifa araqahu maanaam ki lay liggéeyal balaa ñaqam di fer na nga ko fay li nga ko war a fay loolu sax dafay tax liggéey bi barke mais loolu difficulté boobu moom am na si ñun parfois nga liggéeyal nit gaal mu liggéey gaal bi ba gaal bi yàqu mu ñëwaat si yow te fekk fayu la woon. alors tey jii kon ça veut dire que su ma déggee sa ay kàddu maanaam li leen di yoreel ci koppar. ci biti day bare lool. dafay bare lool léeg-léeg da ngay dem sax ba da nga siy gëm a bàyyi ko noonu wallaahi loolu moom am na moom wax dëgg yàlla waaw. alors tey jii fi ngeen toll nii actuellement fi ngeen toll nii lan mooy perspective avenir bi maanaam lan ngeen gis ci seen kanam loo xam ne tey jii yow en tant que Idrissa Tao en tant que tey jii maître charpentier lan mooy li nga gis ci sa kanam. waaw li ma gis ci sama kanam mu jëm ci wàllu liggéey bi. démb rek maa ngi ciy waxanteeg ak sama doom ji Papa Imno maa ngi ciy nuyu bu baax actuellement mi ngi Nouadhibou sax dafa am gaal gu mu xooli woon foofu pour ñu ko war a liggéeyee. moom moo yore chantier bi léegi. sama doomu frère la man maa ko yar nag sama kër la yaroo macha allah biig rek si guddi ñu ngi waxtaan ma ne que liggéey bi léegi war ngeen si boole plastification. parce que léegi ak réchauffement climatique bi. ak environnement bi nga xam ne léegi foo wax ci àddina bi ñu naan bant yi bëggatuñ ñu utiliser leen ci yu mel na gaal yi walla yu mel noonu plastique bi dafay am solo maa ngi koy wax naan que war nañ dugg ci liggéeyu di plastifier gaal yi en même temps parce que tamit léegi vraiment liggéey bi évolué na ci côté boobu am na ñaari façon yu am na gaal goo xam ne dañ koy liggéey lépp nekk plastique waaye su fekkee gaal pour gaal yu mag yi la yi mool yi soxla lii comme bi nga fekk ñu koy liggéey ak gaalu mbaal yi mool yi ñu yëpp d'accord nañ ni su fekkee da nga koy liggéeyee bant ba pare nga plastifier que moo gën foofu nga liggéey ko plastique kese waaw gaal bi li muy mën a liggéey li muy mën a résister li muy mën a yàpp ci produit ak li mu mën a def ak yëpp maanaam moom moo gën gaal nga xam ne plastique kese la. mais justement mais ci wàllu woowu parce que souvent damay gis ni da ngeen di faral di am ay jafe-jafe ci wàllu woowu parce que def naa ci benn jàngat ci wàllu gaalu plastique yi ak gaalu bant yi ak gaalu weñ yi ma gis ñu koy. aluminium bi je veux dire alors. mu demoon ba jamono sax ministère de la pêche amoon na ay mesures yu mu ci jëloon naroon sax mën a sax wax ni dafay interdire gaalu bant yi mais est-ce que tey jii ci pêche fi ñu ko jëlee démb ba tey jii même su fekkee duñu bëgg a moderniser est-ce que mën nañu maanaam rayer complètement éliminer complètement li nga xam ne mooy bant bi ci wàllu gaal waaw xam nga suñ problème mu autorité yi presque mën naa ni du Mauritanie rek ak partout mooy généralement dañuy jël ay mesures yoo xam ni
du ñu contacter ñi nga xam ni ñoom la concerné yi. oui parce que duñ koy jël. à la at nii rek. jël ko def ko wala topp tubaab yi. am seen vision parce que duñ leen wax ni non modernisation la lii moo gën lii. alors que gaal moom je pense que suñ koy wax dëgg mooy gaalu bant. gaalu bant waaw gaal moom bu ñu koy wax dëgg gaalu bant. te yaakaar naa su fekkee ni da nga bëgg a moderniser dara sax. da nga war a ñëw ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee affaire bant yi ñooy liggéeyee gaal yi nga laaj leen seen xalaat ndax dañu bëgg a moderniser mais nan ngeen ñu siy dimbale bay nu jàppale leen si affaire bi liggéey gaal yi mën a évoluer jóge ci fi ñu nekkoon dem ci beneen niveau boo xam ni yéen daan leen arranger mais itamit ñun daan leen dimbali ba mu évoluer mais nag loolu du am généralement du am dañoo toog ba benn jour rek ñu ni ñu joxe benn délai ñu ni tel mois wala telle année daañu éliminer nangam pour évoluer waaye yow duñ la si laaj sa xalaat te fekk yow am nga idée aw am nga xalaat yoo xam ne buñ la laajoon ñoom li nga leen di jox nag moom mooy gën a baax. alors damay gis ni da ngeen organiser wu ci lu bëri ci wàllu géej gi fédération yu bëri am na fa. fédération artisanale de pêche fédération le MOL fédération est-ce que yéen seen wàllu bopp les charpentiers am ngeen une fédération. waaw ñun charpentiers yi amuñu fédération ñun. su fekkee par exemple ñun dañu bokk ci fédération yooyu rek lañu bokk ci fédération yooyu rek yooyu fa nekk noonu yi fédération nationale. mais est-ce que fédération nationale yooyu ngeen bokk wala yéen fédération yi nga xam ne bokk ngeen ci daa ngeen ci gis seen bopp yéen est-ce que li ñu leen waroon taxawee est-ce que daa ngeen ci gis seen bopp dëgg-dëgg. waaw xanaa am na généralement bu ñu amee ay problème yu ndaw ci tefes yu problème contrôle yooyu gars yi parfois fekk la ngay liggéey amuloo autorisation nu jàpp say bagage ak yu mel noonu ñoom daan la ci dimbali. comme par exemple nga gis kenn ci ñoom man ñoom Issa Diop wala ñoom Iba Sarr ñoom Abdou Karim wala ñoom Mampati ñu dem ñu négocier ak garde-corps yi ñuy récupérer waat matériel bi joxaat la mais monsieur Taw ci seen fédération yooyu bari na ñuy jàmbatan ni fédération yu turu fédération rek la mais lan ci war a dimbalee ñun ci war a dimbale duñ leen ko ci dimbale loolu bari na ñu koy jooy di ko wax parce que ñun taskatu xibaar lañu. am na ay gëstu yoo xam def nañ ko mais turu fédération rek la xaalis bu bëri dañ fa dugg mais après xaalis bi kenn du xam fan la jaar wala leneen lan ciy def est-ce que loolu aussi tamit doo ko dëggal. waaw loolu moom xawma du ma ko dëggal. waaw parce que defar mbokk la parce que say mbokk nga lay seetaan nga bañ leen frustré mais aussi tamit du ñu nekk ci jamono joo xam ni il faut que aussi tamit ñuy am courage wu di wax mbir yi di dénoncer mbir yi pour que aussi mu mën a améliorer parce que kenn ku nekk ak xalaatam kenn ku nekk ak façon doxalinam loolu dama ko jàngat et puis dama ay nit ma ko wax voilà te ci biir géej gi lu ñuy liggéey que ni seen fédération yooyu turu fédération rek la mais lana war taxawal askan wi taxawuñu leen ko. mais généralement nag boo xoolee aussi généralement nit ñi nga xam ni ñoom ñoo gën a bare jàmbat maanaam ñoom ñoo gën a généralement ñoom ñoo gën a ñàkk def seen wareef avant ñu réclamer li dara maanaam xam nga nit mënoo ko jiital ni ko demal defal ma nangam ay loxo kese c'est-à-dire fédération yi toujours dañuy war a di am ay cotisation wala am lu nga xam ne day dugg sa fédération ba pour que ñi yore fédération yi par exemple suñu bëggee doxi dara am fu ñu làmba pour mën dem doxi dara moo xam parce que loxo kese du def dara mais généralement ñi nga xam sa surtout man gis naa suñu côté bi suñu gars yi fii am nañu commencement suñu commencé dara day am engouement ñëpp ñëw bokk ñëpp ñëw def si par exemple mën na ni tey jii ku nekk na joxe temps ñëpp joxe ko mais chaque année nan def loolu ñu joxe ko ren affaire bi dox lu ñu am gars yi nekk ci kaw dem doxal leen ko andi leen ay résultats. mais est-ce que yow tey jii yëg nga sa bopp ci wàllu fédération bi en toute franchise. est-ce que yëg nga sa bopp ci fédération bi est-ce que lan la war taxawoo jàppale la si sa wàllu liggéey ñoo ngi la koy jàppale. waaw man personnellement wala en général. non yow personnellement. non man personnellement man awma problème boobu. est-ce que yëg nga sa bopp. waaw est-ce que ñoo ngi lay taxaw nan la war a taxawoo. waaw te mu bañ a doon loo xam ni diggante. waaw taxaw bi ami la wala xaali wala sama mbokk la wala sama doomu nijaay la. waaw taxaw bi yëpp. mooy man maay am lu ma jànkoonteel ma woo leen waaw généralement su ma amee lu ma jànkoonteel lu nga xam ne xaw na ma jaaxal wala man mënuma fa àgg ma woo leen man leen nangam ak nangam xew na. mais justement wala ma alerté. gis dara ma alerté. leen après léegi ñu wax ma si.
wala généralement ku mel na Iba Sarr chaque fois su ma gisee dara wala yu mel noonu ma wax ko après bu ñëwee dana ma si andil ay résultats wala mu andil ma si information. mais justement est-ce que tey jii ñi nga xam ne du ñuy faral di yàqale ay gaal parce que dafay bari nag ci géej gi. ngay gis ñoo xam ni des fois ñu dem seen gaal toj. seen gaal am problème alors suñu dellu see des fois suñu amul appui soo moytul du ñuy dem di tolaane alors est-ce que yëg nga ni yow sa wàllu bopp ñi seen gaal di toj fédération bi dana jël une partie ñëw yéen ñii liggéey gaal yi jox leen ko si turu ñooñu ñoom ñu gën ñu seet nu luy mottalee pour que def parce que loolu tamit que ça pose problème souvent. waaw am na ñoom fédération yi am nañu organisation yoo xam ni def nañ ko ba nga xam ni képp ku nga xam ni yàqule na ñoom am na lu ñu lay jox mais li ñu lay jox noonu ñëpp ñoo si yem maanaam su fekkee yow da nga yàqule ak kee yàqule ak kii yàqule ak yàqule nu mën doon ñoom daan la dimbalee loolu. loolu moom am na si fédération yi. waaw loolu moom am na. voilà aussi fédération beneen fédération bi xam naa tamit beneen fédération boo xam ni loolu bon gëj naa dégg seen loolu. mais daan nañ ko def seen activité yooyu daan nañ ko def mais daan nañu dimbali gars yi bu baax a baax. mooy ban fédération comme par exemple fédération pêche libre. ñoom am na temps Le Môle fédération Le Môle. bi yàlla jiite. moom am na jamono ñoom macha allah daan naa dégg mais gëj naa nag dégg si seen mais daan nañu dimbali seen gars yi. ñi nga xam ne dañoo am ay problème ak ay yàqule bu baax a baax mais nag gëj naa si dégg mooy comme li ma la wax ni la toujours lu ñuy commencé dañ koy commencé ak force ak engouement mais après finalement bu dee ba si biir gars yi dañuy waaw loolu moom bàkkee nañ leen ko yéen loolu moom bàkkee nañ leen ko yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey ci tefes gi mool yeeg ñëpp bàkkee nañ leen ko bërët ngeen am waaye eggalee combat moom mënu leen ko voilà bi ci des mooy tey jii suñu waxee li nga xam ni moom mooy géej wax koom-koom économie parce que soo xoolee il y a de cela quelques années 5 ans 6 ans 7 ans même da nga daan gis duñ daan wax ni le PIB wu maanaam koom-koomu Mauritanie l'économie bi soo xoolee 21% da nga ko daan jël si géej gi la daan jël alors tey jii gis nañu ni am na régression pourquoi parce que situation yu bëri am na bi ci tegu mooy Covid-19 mbas mi ñëw tey jii maanaam terrassé ñëpp alors nan ngeen dundee jamono ji ngeen toll nii mbas mi ak li nga xam ni moom mooy seen liggéey. waaw mbas mi moom mbir la moo xam ni bi mu ñëwee léegi amul benn dëkk wala benn activité wala benn place bu nga xam secteur bu nga xam ni impacté wu la moom amul bon. li ñu war a dimbalee ci côté boobu état bi bay moment bi ñu toll nii sax dégg naa ñu ni naka tey à partir de aujourd'hui le 27. la ñuy commencer contrôler comme licence 2021 yu nga xam ni parce que mooy li ma la doon wax léegi ni la comme ñun suñu réew mi maanaam dañuy def lu bare surtout si domaine pêche bi mais xamuñu maanaam duñu leen laaj daal duñu leen consulter fii am na fi ay gaal yoo xam ne par exemple léegi ñu def 2 mois mënuñu laal géej gi ndax géej gi baaxul. mais loolu lan moo ko waral est-ce que du seen mbootaay yi comme ni mu leen ko wax ni mu la ko waxee sànq seen fédération yi ñoom ñoo faillir à leur mission parce que am na loo xam ni fédération yi ngeen xam ni moom ngeen bokk ñoom ñoo ko war a lijjanti. mais fédération yooyu soo gisee tey jii fu mu toll fii comme ni ma la waxee. am na combat boo xam ne dañ koy commencé. mais suñ ko commencé tout dañ koy bàyyi parce que pourquoi parce que dañuy ñëw nax leen ci suuf su ko defee ñu ne non mool yi amuñu xel waaye doon ngeen wala mool yi nangam wala mool yi bon. bëri la ñu am su ko defee ngeen dem tuuti arrêté tuuti. mu indi lu bari lu mu yàqu est-ce que tey jii jotul organisation vraiment si seen fédération yi ñuy porter le combat jusqu'au bout dem ba mu jeex dem ba mu egg. waaw loolu moom su amee moom moo gën parce que tamit état moom mbooloo bu am doole la xam bu nga xam ni mën na ko servir dara ba tax na loolu ma la wax nii loolu moom dafay am toujours ñoom maanaam c'est-à-dire moment bi nga xam ne si la ñuy ñëw di andi ay loi yu nga xam ni yu réglementaire lañu sax yu jaar yoon parce que tamit kuy liggéey ci secteur da nga war a am na ay droit yoo war a fay ak yu mel noonu
mais moment bi nga xam ne si lañ toll nii mu tolloog mbas mi aussi am na si géej gi maanaam mbiru yàlla la géej gi yaakaar naa ça fait 2 mois presque mu ngi nii dafa normalul dafay yëngatu presque gaal yu mag yooyu nga gis noonu rek ñoo si mën a liggéey mais gaal yu ndaw yi am na si ñoo xam ne ñoo ngi bëgg a def 2 mois ñoom liggéeyuñu mais loolu yëpp état bi bon xaw ma yëg nañ ko wala yëguñu ko wala gis nañ ko wala gisuñu ko wala fédération yi xëy na ñoo comme ni nga ko waxee peut-être ñoo deful seen liggéey wala def nañu aussi ñoom dégguñu leen. mais lan ma waral loolu lan ma waral tey jii ngeen bokk ci fédération ñu war leen di leen rendre compte ngeen war a di am ay lël di war a toog di waxtaan te du ngeen aussi tamit concerté wu parce que yow macha allah borom xel nga intellectuel nga am nga loo xam ni sa yàlla defal na la ko tey jii su ngeen doon toog di échanger di waxtaan dana am foo xam ne dana buntu dana fa ubbeeku mais fédération boo xam ni occasion ba occasion lay daje loolu aussi tamit que dafay xaw a doy waar. te loolu moo indi tey ji problème yi ngeen xam ni moom ngeen di rencontrer. xam nga fédération moom am na bureau fédération moom am na bureau te jàpp naa ni itamit ñoom. est-ce que du bureau fictif rek bureau yoo xam ni naan ataaya rek parce que comme fédération yu bëri amee pas seulement la fédération ci wàllu pêche yi mais même dans les autres secteurs muy sport muy leneen ak leneen da ngay gis ni moom bureau yi moom ay place u naan kay ataaya rek la no su xëyee ñu toog fa ba midi 1h kenn ku nekk dem këram añi. waaw moom loolu moom du si ñàkk mais nag gars yi ñu ngi dox ñu ngi liggéey xëy na nag. waaye des bi mooy dégg bi ñu leen war dégg ak crédibilité bi ñu leen war a jox moo des. mais crédibilité nit a koy jox boppam aussi tamit. waaw mais mën nga góorgóorlu ba sonn sax te fekk yow ñoom fekk ñi ngay waxal ñoom dañu jàppee ni sax xëy na yow da ngay wax pour wut lu yomb rek mais wutuloo. Pour lu nga xam ne dafa développer kii bi. mais dans ce domaine-là est-ce que am ngeen ay partenaires des partenaires yoo xam ni moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew yoo xam ni dañ leen di gunge di leen jàppale ci seen wàllu doxalin ci wàllu fédération yeeg ñoom seen. waaw xam naa daanaa dese naa maîtriser nag seen kii mais xam naa ne am nañu ay partenaires. parce que daan naa dégg si gars yi ay partenaires yu nga xam ni dimbali nañ leen. andil lañ leen fi ay fédération yi. mais fédération yi am nañu xaalis. di dimbali fédération yi. est-ce que fédération parce que temps yi passé seen budget nan lay ñëwee fédération yi budget fédération yi nan lay ñëwee. budget bi. non budget moom xaw ma nu muy ñëwee. waaw mais mool yi am na mool yi dañ daan cotiser. mool dañ daan cotiser. bu dee fédération nationale ba itamit daan na su fekkee ni ñoom am nañu jën par exemple jën bi dem ay Mokaaw ak yooyu. am na si benn pourcentage bu nga xam ni si fédération bi moom moo ko moom. moo si lay dem bu dee ñee tamit la mool am na ñoom dañ daan cotiser chaque année gaal gu nekk da daan cotiser dara. temps yi tamit passé am na lu mel na waa GIZ. am nañ ay financement yu ñu dimbalee woon ay fédération yi encore fédération yi yëpp sax lañ ko boolee dimbalee bay am na si ay gaal yu nga xam ne ñoom plastifié nañ leen. voilà du ñuy dugg ci wàllu naf gi jafe-jafe yi dund bi ngeen ciy dund en général yéen waa Ndiago du ñuy wax ni Ndiago dëkku nappkat la. donc les 95%. njaago suñu ko waxee rek napp lañ koy xalaatee lañ koy xamee mais en général du ñuy wax ni nappkatu Mauritaniens yi yéen ñi ngeen doon ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci dugg xarañu leen ni ngeen war a xarañee comme seen mbokku gendar yeeg mbokku Sénégal yi jógee Kajoor fële Kayoor ak ainsi de suite alors façon napp bi ngeen di napp bokkul. maîtrise bi daal des na alors est-ce que loolu da nga koy dëggal yow que ni xarañte bi ci seen wàllu napp des na te yéen nanguwu leen pratiquement les étrangers ñu ñëw tey jii dugg ci biir géej gi war a fi liggéey parce que suñu ñëwee dañ leen di dominer ci benn wàll est-ce que yow nangu nga ak kàddu yooyu nga xam ne ñoo ngi koy faral di wax. waaw premièrement nanguwuma ko waaye ma wax lu tax encore ñoom si seen bopp ñoom waa comme par exemple waa Ndar yeeg ñeneen. ñoom dañuy dem si seen place toog fa ñu ni ñoom doomu njaago yi jaaxal nañ ma nan la ñuy def si jën bi ñuy jàpp si géej gi nii fan lañ koy génnee ndax dañoo ànd ak ñoom toujours généralement duñu andi dara surtout nag su fekkee ni gars yi dañuy napp ay bëccëg yi maanaam su fekkee ni lëndëm amul xam nga bu lëndëm amee guddi
ngay napp guddi maanaam mool yi nee nañu mooy jën si lay gën a neex a jàpp bu dee jamono boobu ñoom macha allah. c'est vrai su lëndamee. c'est vrai ay waa Gendar surtout ay mool lañu ay jàmbaar lañu mais loolu baat boobu nga wax noonu loolu rumeur la boo xam ni. da ngeen koy faral di dégg. dañ koy faral di dégg. fii te li koy waral mooy ay homme d'affaires mauritanien yu nekk fii yu nga xam ne ñoom dañu bëgg di andi mool yooyu noonu pour ñu liggéey ak ñoom. moo tax ñuy minimiser mool yi nekk fii te ñoom mool yi nekk fii nanguwunu liggéey ak ñoom parce que conditions yi ñu bëgg a liggéey ñoom mool yi fii nanguwunu ko. ça veut dire que su ma déggee ci sa biir ay kàddu. barke démb rek wallahi ça fait 2 jours. barke démb bi jën bu pone bi deewee fii bu bare. maa ngi gis benn naar mu ñëw foofu mu ngi amee V8 yu bees yi ma xam ni kii kilifa la. mu ni alhamdulilah waa moolu ndar yi ñëw nañu rek jën commencé na am. ma ni ko wallahi azim jën yi teer fi amul benn moolu ndar bu ko fi indi mu ni ma ni ko jën yi teer fii yëpp ay doomu njaago ñoo ko fi indi mu ni ma ni ko benn moolu ndar bu indi si jën yi bokk nekku si mu ni ma c'est vrai mu ni ma pourtant dama dégg ñu ni moolu ndar yi ñoo fi ñëw moo tax jën am ma ni ko loolu bon yàgg na fi loolu yàgg na fi di am waaye nag am na daal benn lobby bu nekk fii bu nga xam ne moom mooy joué loolu moom moo def loolu. waaw xam nga pour sax wax la ci wàllu parce que lobby boobu nga xam ne moom ngeen di wax à chaque fois pour que démanteler dafa xaw a jafe temps yële passé gis nañ fi ngeen jóg ak doole moo li jóg ak doole. doon xeex li nga xam ne moo jëm ci wàllu monofilament. mu amoon nekkoon combat boo xam ne ngeen ko porté woon. mu nekk lu réussir nag ci maanaam fukki fan yooyu ngeen ñu def ko. mais comme li ma la waxoon sànq rek mooy. souvent du ñuy wax ni dara du ngeen ko commencé ba eggale kooku moom jikko mauritanien la sax voilà mais yéen moom da ngeen ci raw parce que depuis boobu ba léegi lépp ngi ni tekk ça veut dire que ni da ngeen jàpp ni combat bi da ngeen ko gagné wala da ngeen jàpp ni tey jii fu mu toll fii nii da ngeen tàyyi ci yuuxu beeg découragé moo tax ngeen teg lépp ci suuf. waaw xam nga combat boobu maanaam ki la waroon dimbali si combat boobu pour nga réussir si mooy état bi. mais parce que nanu jéem ñu aar géej gi pour que jën yi man di fi nekk di yàgg mool yi di si mën a jariñoo réew mi di si mën a jariñoo. et puis am na loo xam ne sax man on m'a envoyé benn vidéo seulement que sama xel moo rëcc mais sinon vidéo boobu dama ko doon monter sax pour la ko wan. ak façon kaddu yi nga xam ne da ngay gis les étrangers surtout les Saint-Louisiens. yi nga xam ne dañuy faral di yëkkati bi kaddu boobu di wax ni bon ñoo ngi fii lu leen neex lu ñuy def ci biir géej gi ça veut dire que mu wan ni rek comme li nga wax léegi dafa am ñu leen ëmb. jox leen doole boobu ñëw ci biir réewu jàmbur di défier ña fa nekk ñi loolu est-ce que yéen ci seen wàllu bopp yéen ñi nga xam ne yéenay doomu réewu Mauritanie di ay njaago wane seen bopp ci wàllu naf gi est-ce que du yéen seen wàllu bopp yéen a gëmul seen bopp moo waral tax tey jii fu mu toll fi nii mbir moomu du aboutir mukk. waaw xam nga pour préciser benn mbir rek maanaam doomu njaago ñoom li ñu bëgg. mooy doomu Sénégal bu ñëw fii doomu wala mool étranger bu ñëw fii di liggéey bu normal ànd ak ñoom liggéey normal amuñu problème parce que am na fii ay gaalu njaago yoo xam ni seen équipage yëpp ay étranger lañ seulement propriétaire bi ak benn doomam wala ñaar ñoo seen nekk ay Mauritaniens. mais liñ bëggul mooy par exemple lépp lu nga xam ni par exemple c'est-à-dire ñoom pour ñu mën a waxtaan ak ñoom. ba d'accord si lu mel na ay monofilament yooyu pour ñu bàyyi ko comme ñun Mauritaniens yi liggéeyuñu ko ñun leen ngeen bàyyi ko yéen tamit ndax nu sàmm géej gi ñun ñëpp nu jariñoo ko. mais pourtant am na ay doomu Mauritaniens yoo xam ne ñoo ngi liggéey ci monofilament bi. barewul de tegam am na dañu koy nëbb bu baax. am na ay doomu Mauritaniens yoo xam ne ñoo ngi liggéey ci monofilament. mais kooku su fekkee gars yi gis nañ ko tamit dañ koy arrêté. wala ñoom kooku su fekkee gars yi xam nañ ko gars yi nga xam ne ñoom ñoo si taxaw si contrôle bi ak di ko saytu ñoom bu ñu xamee ni kii def Mauritanien la day liggéey monofilament. xam nga il paraît que l'État même a dit que ni bloqué nañu li jëm ci wàllu monofilament pour ñu koy indi ak yooyu. mais stock bi nga xam ne dégg naa moo fi nekk ay milliards la.
te stock boobu. xam nga kii indi jël sa ay milliards def ko ci matériel boobu il faut nga jaay. il faut nga jaay ko te pareil que sax stock nekku fi mais xam nga frontières yi rek mën nañ ko jëlee Gambie andi ko fii mën nañ ko jëlee Ndar andi ko fii mën nañ ko jëlee fu nekk andi ko fii. te fekk sax jaarul ci port bu Nouakchott bi wala jaarul ci port Mauritanie bi. waaw yooyu yëpp dafay am. voilà donc sëñ bi ñu dugg ci beneen aspect bu jën tuuti ci sa wàllu liggéey jën tuuti ci milieu bi nga nekk bi mooy Cheikh Idriss Taw su ma waxee Cheikh parce que cheikhal nan la taalibe Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu nga alors ñu am dégg-dégg bu ñu dégg ci pas-pas bi ci diine ji ci taxawaay bi comme ni ko suma naatongoo leen a waxee sànq ci sa portrait alors say waajur ñoo nekk Tijaniya nga ñëw teg seen tànk fi nga ko tegoon wala dafa am loo xam ni dafa ñëw ci yow noonu nga dem ci nekk taalibe Cheikh Ibrahim nekk taalibe Cheikh. waaw samay waajur maa ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla yërëm leen sama papa miinu ma ko bu baax ndax bi ma amee 8 ans 78 la gaañu yow sax 8 ans la am. sama yaay daaw la 2019 la gaañu. maa ngi koy ñaanal yàlla moo ma yar. macha allah muy jigéen joo xam ne xeexkat la woon. macha allah doon nit goo xam ni liñ daan wax naan jigéen ju mën góor. waaye tariqa tijani jëleewuma ko si samay waajur ay xaadir la woon. sama papa ku bëggoon Serigne Touba la woon. Moussa Guy moomu ngay dégg ci Sénégal te muy way ay xasaay di Sëñ Touba sama papa daanaka moo ko yar daanaka moo ko jàngal lu bari xasaay di Sëñ Touba yi daanaka lépp daf ko mokkaloon waaw waaye sama yaay moom waaye teewul sama papa xaadir la woon papa yi Mouhamed Malayni Cheikh Baya moo doon sëriñam sama yaay tamit xaadir la man li ma dugal ci tarixa Tijani dama am ay at yoo xam ni entre 94 ba 98 4 ans yooyu dama dëkkaloon ak ay taaliba yoo xam ne ni papaas mooy taaw Cheikh Ibrahim Niass bu góor moo nekkoon xalifa ñaseen yi moo yabaloon fii ay taaliba yu doon jàng fii si masjid Naxwi bi ñuy nekkee fii di jàng man jamono yooyu may jàng may wut ku ma jàng rek damay am sama téere su ma gisee ay nit yu mën a jàngale rek ma dem jàng fa maa ngi jàng ay téere fekk yeeg yooyu may laajte bay gis ñooñu maa ngi leen di nuyu bu baax man Mahmoud Niass Baye Ousmane ak Baye Mafal Niass may dem si ñoom di jàng bi ma daan jàng si ñoom nag ma gis si ñoom benn façon yarin boo xam ni daf ma impressionné trop ñi yaru nañu am nañu xam-xam am teggin civilisé boole ci civilisé aussi yàlla def man tamit temps yooyu maa ngi liggéey di am dara su ma amee dara ñëw dimbali leen parce que ñoom fi nekkoon internat la rek ñu fi dëkk fa tamit dëkk bu xaw a kii su ma amee dara ñëw dimbali leen teeg ak ñoom saa bu nu amulee courant ma jënd keesu sondeel ñëw andi jox leen saa ma togg sama kër andi yóbbul leen léegi nag yàlla boole ñu si amitié boobu ba un jour man daal li ñoom seen façon dundin ak doy ma daal neex ma si wàllu diine man tamit ma nekk ko nga xam ne xam-xam fu ma ko dégg rek danaa jéem xeeñtu ko ma dem si ma après léegi ñoom benn année ñu ni ma yow force nu yóbbu la Kaolack maanaam li nga nu daan defal li nga nu defal si teraanga léegi nu jéem la ko fay ma ànd ak ñoom 98 bi ma àndee ak ñoom bi ma demee foofu ñu yóbbu ma présenté ma Cheikh Bachir Thiam seen mag la seen nijaay la aussi si ñenn ñi masañ ko Assane mas na ko invité fii benn émission mas ànd feek moom xam naa bu ngeen xoolee seen archive daa nga fi gis mooy sama njaatige foofu mu yóbbu ma si papaas xalifa gi man ko man bi ma ñëwee ma fekk fa benn gaamu man ko damay jël wérde bi après léegi moom tam mu ni ma aywa bismillah bi ma jëlee wérde bi Bachir Thiam wax ka li ma nekkee woon ak xale yeeg yooyu moom tam mu ni ma kii danaa ko may wér damay ko lijaasa ci bis bi après mu defal ma loolu. macha allah macha allah voilà waa sëñ bi taalibe Cheikh de suñu koy wax moom ñaar lay commencé
jëm ñett jëm ñeent Idriss Taw polygame la wala monogame. waaw macha allah am na ñaari soxna. am nga ñaari soxna te fas nga yéene continuer wala fas nga yéene taxaw. waaw nañ ko bàyyi noonu rek. ñaari nga yem wala da ngay egg ñeent. nañ ko bàyyi noonu gaa ñi nee nañ ku eggul ñeent bokkoo de. nañ ko bàyyi noonu rek dama am sama benn soxna xam nga man yàlla dafa ma nattu. bàyyi naa ñaari soxna. léegi sama benn soxna dafa may faral di tooñ naan ma yow say ay alxayri jeex na. ndax dégg nga ñeenti alxayri kon jeex na. waaw dégg nga ñeenti kon nan ko bàyyi foofu rek. voilà donc Cheikh Idriss émission xeltu dafa am foo xam ne suñu fa eggee rek ñaari mouchoir yi foo ñu joxe ko. ñaari mouchoir yi nag yow téléspectateur xeltu nga da nga koy topp xam nga lu tax ñu la koy jox. du ñuy xool nag ndax daa fomp wala doo fomp ñu jox la benn bi. joxlaat ñaar voilà ñu ànd ak waa régie ànd ak Gleb Ahmed ànd ak sunu réalisatrice Fatimetou Mint Souleymane ak ki nga xam ni moom mooy sunu ki ne communication tey jii di Umu Kalzoum Bilal ñu jox na sunu premier élément wu invité am na fu nu dem am na ku nu tàllal sunu micro am na ay kaddu yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci sunu ay invité mu am lu bëre mu yëg-yëg boo xam ni lu am solo la ci dundu doomu aadama ñu dem seeti kan la nu tàllal sunu micro delluwaat ci biir plateau bi. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen jaajëfal di leen tatagal tamit li wax ne dal leen si daara ji ak kër gi seen kër la ngeen di nuyu bu baax a baax di leen ne bisimilah fadal alhamdulilah naa ni ko ak si ngeen si jàmm di wax ne comme paa bi li ñu mën a wax si moom bëri na daal alhamdulilah macha allah nekk na nit koo xam ne muslim la te jullit moom yaa na bu ñu waxee jullit mooy ki nga xam ne nit ñi mucc nañ si làmmiñ mucc sa loxo te moom nit ñi mucc nañ si làmminam mucc nañ si loxo alhamdulilah rabbil alamin te yaakaar naa ne képp koo xam ne yaa ngi topp si ay ndigalam ak ay bàyyi ay tereem lu la jëmale kanam rek ngay gis incha allah ndax loolu la ñuy jàngal te loolu la ñuy digal te loolu la ñu gis si moom tamit gisuñ si moom lenn loo xam ne dafay yàqu mbokk wala lenn loo xam ne dafay dëddale nit wala lenn loo xam ne nag dul noonu la waaye ñu li ñu gis si moom tout le temps ñu ngi koy xool bët ñu ngi koy nemmeeku te ko bàyyi xel te macha allah nit koo xam ne daal yemu si boppam daal wax dëgg yàlla yemu si famille tamit mboolem adduna bi yëpp jullit ñëpp ay mbokkam lañ jullit ñëpp ay xaritam lañ te ñëpp la yéene lu baax nekk na koo xam ne tamit lu mu am mi ngi koy def si nit ñi waaw alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah waaw bokk na si li ma gën a marqué si moom ay mbir sax ndax bi si njëkk mooy am na année dem nañ njaago di ci jàng njaago yi foofu comme ndox ni muy ñàkkee ñun ñu ngi toog gis asamaan si mu ngi taw taw bu mag bu rëy waaye dama toog rek gis que mu simee ko la ñoo commencé duy bërigo yi ndaa yi bidon yi yëpp loolu daf ma yóbbu sori ba tey jii nii may wax loolu dafa des sama xol ak yeneen yoo xam ne nem ma ko naag si moom yu bëri ak bi nga xam ne marqué na tamit mooy nga xam ne ku woyof la daal nga xam ne am nga nit nekkul ñëpp mën a jëflante ak yow waaye man gis naa ne si moom macha allah ñëpp la mën a jëflante ak te ñu bëri mën a jëflante ak moom ndax lu si demee ni njabooti Mawlana Cheikh Ibrahima yi ñëpp ñu si bëri sax mën naa wax ne daanaka ëpp dellu gi yëpp dañuy jëflante ak moom dañuy dégg képp ku si ñëw fii balaa ngay ñibbi da nga ko woo téléphone da nga gisante ak moom da nga waxtaan ak moom yooyu daal bokk na si ñoom gën marqué surtout bi njaago bi nag marqué na ma si li ma ko yéene daal wax dëgg yàlla lépp li nga xam ne bëgg na ko si njabootam si ñun yàlla defal ko lu kawe loolu si njortam ndax yéenewuñu la bon wax dëgg yàlla ku baax la si ñun ku ñu toppatoo la chaque jour daf ñuy nemmeeku ndax dem ngeen jàkka dem ngeen juma tout le temps mi ñuy nemmeeku dem ngeen juma de julee ji si juma ja te julli si mbooloo dafa am la si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te moom yaakaar naa ne mu ngi roy si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax koo xam ne tout le temps mi ngi jàpp ay njabootam dem nañ si jumaa yi dem nañ si jàkka yi ku si demul benn waxtu boo ko tardé sax bu ñëwee dafay mer waaye xëy na mënu ci jàppal kenn mer wax dëgg yàlla loolu daal te ñu ngi koy yéene tamit loo xam ne di nga koy yéene daal lu baax daal di ko ñaanal tous les temps tamit ñu ngi koy ñaanal daal lépp loo xam ne mi ngi koy sàkku rek yàlla jotal ko si ni mu gën a rafetee si ni mu ko gën a amee tamit incha allah.
cheikh bi kii sa doom la. mu am témoignage bu touchant boo xam ne def na ko. soo amee doom mu nekk ndaw am benn vision ak benn taxawaay mu taxaw surtout ci wàllu diine ji. bien vrai que ne yaa ko def ci moom parce que sacrifié nga loolu ci moom ban yëg-yëg nga am. waaw xam kontaan si loolu rek parce que tamit man regretté naa lu bëri ci sama ndaw. regretté naa lu bëree bëri ci sama ndaw ci wàllu jàng ndax maa ngi sant yàlla bu baax waaye nag bëggoon naa gën a jàng ba nga xam ni fépp fu nit soxloo xam-xam rek bu ñëwee si man ma jox ko moom mii mooy sama taaw jamono yi nga xam ni dafa bi mu juddoo 95 la judd jamono yu mu juddoo dafa fekk jamono yooyu maa ngi bëgg jàng façon bëggin boo xam ni dafa jéggi limite du ma toog benn minute boo xam ni nekkuma ci sëriñ daan naa dem liggéey ba wàcc liggéey bi may liggéey nii wàcc ñëw bu may sangu kër ga par exemple yenn saa yi geewee dafay jot mais damay jël sama téere mu dugg si waa kër gi minuit day jot wala une heure chaque jour daan naa ko def maa ngi daan jàng si ku ñu naan oustaz Bey maa ngi ciy nuyu bu baax mu ngi Nouadhibou actuellement mooy imam jumaa bi nekk Barikalla fay moom mii bi ma koy yóbbu mu jàngi Kaolack yooyu saa dama ko uuf nii pour mu dem foofu am naa sama benn tante dàq na ma ba garage yi ñu jaago pour nangu jëkka bi mu ñëwee fekk ñu ne ko ok dem na ma yóbbu ko Kaolack pour rek mu dem mu jàngi xam naa ni mënoon na toog fii mu jàng ndax Mauritanie am na ay jàngukaay yu baax waaye nag jamono yooyu comme miin naa sama gars yi te nangu doon ma ko tiyal te gis naa ñoom jàngalekat la nu te am nañ ay daara ma ni dinaa ko yóbbu foofu ma jox ko Bachir Thiam moom ma lay wax noonu ma jox ko mu nekk sa këram mu yore ko mu jàngal ko fa la jàngee ba wàcc alxuraan def na fa 18 ans presque benn yoon la ma si ñëw fii Njaago loolu tamit mu nekk si man loo xam ni bi mu def sa doom alxuraan si sa doom muy loo xam ni moom la ma ko bëgg si sama xol ndax itamit man su doon sama sogo sama gën a jàng kon comme ñoom ñu ngi nekk ndaw te egg guñu fi ma àgg ma rey sama bopp si ñoom rek pour nu jàng lu ma am man ni leen soxlawuma si yéen dara dama bëgg rek ngeen jàng am na yeneen ñaar rakkaam yoo xam ni jàng naan aussi ba wàcc kenn ki fii la jàngee kenn ki tamit demoon na Kaolack après moom alhamdulilah ñu dem seeti sunu deuxième élément kii am na lu bari lu nga xam ne seq ngeen ko yéen ñaar lu ñuy ànd ak sunu waa régie ñu jox na sunu deuxième élément dëgg mën naa ci wax lu bari parce que nit la ba nga xam ni dama yàgg ak moom parce que nit boo demee bay ànd ak moom bay doo turandoo dudd si mënatoo génn ci biir kër gi man maa ko jëkk tuddee doom boobu ñoo ngi nekk ay moom ci mu digg ndaw du woon turandoo bu nga xam ni dangay wut ci moom dara ndax boobu mënuñu def sax njëgu kuul sax mënuñu ko jënd li ma gën neex bi muy tuddee doomam bi mu nee ma lan nga tudd dëgg-dëgg ndax Médoune nga tudd man ko waaw man Médoune laa tudd mais boobu xaw ma tax ndax turandoo yi la mun ma sama doom yow laa koy tudd boo nit la bu nga xam ni di ma gën ram ak am na diine ñu am te ñun dina dutu fi tànk bi nga xam ni daana waxal nit lu nga xam ni nekku ci moom soxnaam respecté na ma ñu yàgg nañu 20 ak 30 moins de 30 ans ñoo ngi ànd ñu muy nemmeekoo man duñ ko ko nemmeekoo parce que du toogee tuuti gisuma sax damay woo téléphone yow si loo nekk léeg-léeg mu ñëw jaar ci moom bon c'est un quelqu'un vraiment ma bu ndee wax ci moom xëy na mën nañu géej gi rek day fer parce que ku baax la am na diine man léeg-léeg daf may génne ci yu bare du lu nekk lu ñuy wax ne génne damay nekk ci tooñ sax moom maa xamal ne yaa ngi ci tooñ kooku xam nga du nit ñaareel ba dama ko fekk ci benn groupe ba nga xam ne ñun groupe la noonu bu ñuy wax Chamsidine yàlla def groupe gi man kese maa ci dëkk loolu ci biir dëkk bi ñoom entre mais tey man ku may wax Médoune Ndiago grâce à moom du may wax Médoune Ndiago moom moo tax ñu wax Médoune Ndiago parce que boo demee nekk ci dëkk ñu tuddee la doom bu am ñaar fukki at ak nangam du tuuti maa ngi sant yàlla di ko ñaanal di ñaanal aussi ay soxnaam ñu baax ci man ñu ma respecté ay doomam ñu ma respecté ku ma yëg sama turandoo moom sax moo may nemmeeku
moom may woo respecté samay doom respecté sama soxna suñu diggante nag moom lu nga xam ne naturel la du dara ëmb du fa nekk naturel moo ma jëkk yóbbu njaago 93 man da doon ñëw ci man moom laa jëkk àndaan di voyage dooy am ñëw sama dëkk lu ma xew li daf may fekk aussi te ni mu nekkoon moo nekk naturel bay léegi loolu lu nekk dara changé wu ci dara pas de changement lu nekk ci moom dañ la ko wax lu muy def dañ la ko wax man du may def loolu neex na ma bi ma demee bay toxu sama kër ki ma doon def ñaan bi sama kër sama turandoo amul lu nga neex loolu bi ma tabaxee sama kër dëkk sama kër sama turandoo moo doon def ñaan bi sama biir kër et ñu sant yàlla aussi ci xam-xam bi ñaareel ba ma gën ko bëgg doomam yëpp yoonu diine la leen jaarale du yoonu diine xam nga ni néewoon na kuy génne sa doom di ko yóbbu ci àlla bàyyi ko ku nekk ka man voilà comme temps bi daf nu tànc du ñuy dem suñu dernier élément rek su ko defee nga commentaire si ñaari éléments yooyu tënk ko ñu soog am di tàggoo ñu dem si suñu troisième élément. waaw Idrissa Sow mooy Idrissa Sow daal mooy Idrissa Sow bi ngeen xam mooy ko bu baax ku yaatu ku bëgg diine te am diine am lislaam te bëgg famille macha allah bëgg ay waajuram yërëmoon leen loolu bëgg itam njabootam bëgg soxnaam bëgg ay soxnaam sax laay wax bëgg ay soxnaam loolu te yërëm leen taxawul nu si boor mu nekk macha allah nekk na ko am diine te njabootam itam sonn si ñoom lu may ñu am diine bëggul si ñoom lu may ñu jàng fu mu tollu jàng rek la leen di sant waaye macha allah dama koy ñaanal yàlla daal li mu bëgg si bopp moom njabootam yàlla na ko yàlla defal waaw sama diggante moom nag li ma si marqué loolu moom mënuma ko lim yëpp ba ndax bare la ndax nekk na ku nga xamante ni daal moom daal xaw ma nan laa ko mën a wax daal ndax nekk na daal ku nga xamante ni ku baax la dëgg yàlla ku nga xamante ni amul ak sonal amul benn coono bu nga xamante ni bëgg na ko teg nit wala di la ko teg fu mu toll daal mi ngi am yéene si yow lu baax am na yërmande am na daal bu baax la daal wax dëgg yàlla bu yaatu ku am yërmande yërëm ay soxnaam ak njabootam bëgg ko si ñoom bu baax. ma koy ñaanal de mooy gudd fan bu ànd ak wér mu dund bay li mu yéene si njabootam yi yëpp yàlla defal ko si njabootam yi barke ba mu dund bay lépp li mu sonn si ñoom mu toog ñu koy fay si kaw bànneex ak wér si kàttan yàlla baaxam loolu daal bëgg naa ko lool sax ñaan naa yàlla daal njabootam gi ñu dund ba fay ko coonaam mu toog fekk ko si wéram itam mu fay ko tam si bànneex moom ma ko bëggal la trop. waaw sëñ bi émission bi presque jeex na tàkk-tàkk ba tegal naa sax ay minutes ñoo ngi may accéléré ci kaw. alors loo may tënk rek ci 30 secondes rek ñu tàggoo. waaw gannaaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi di nuyu Médoune moomu di ko ñaanal yàlla di ko gërëm te xam naa ni lii yëpp loxoom dugg na si. Médoune wax dëgg yàlla moom comme ni mu ko waxee rek maa ngi moom dañu yàgg. te lépp lu mu nekk ci loxoom rek man noo ko bokk su ma ko soxloo du ma mësuma teg jox dara ba ni ma dama la ko lebal mun mësul jëlee ci man dara ba ma ni ko dama la ko lebal maa ngi moom du ñu fayante lu ma soxla ci moom dama kaa woo ni ko nangam loolu laa soxla moom lu mu soxla ni man loolu laa soxla moo suñu ànd tamit ba ñuy ànd def ma respecté trop ba pare waxu def ma sax kilifa loolu maa ngi ciy gërëm di ko sant te loolu ak waxoon naa la sànq Aline Dieye magu Leena moom tamit noonu maa ngi moom seq nañu lu bëree bëri macha allah si jamono yi nga xam ne mi ngi fi woon yal na ko yàlla xaare aljanna macha allah waaw macha allah kii nag mooy sama soxna Khady Diallo mooy sama aawa maa ngi nuyu tamit keneen rakkam bi Khady Ndiaye
xëy na ñaari xadi nga ñaari xadi laa voilà moom du nu mere parce que aaw mooy ndey aaw mooy yaay donc dañ ko comprendre noonu voilà xëy na yéen àgguleen foofu si moom voilà donc waaye moom tamit maa ngi kiy nuyu di leen gërëm ñoom ñëpp macha allah ñu nekk ñu nga xam ni vraiment comprendre nañ ma bu baax alhamdulilah kenn ma suñu àtte kenn ma suñu teqale xam li ma leen di sant macha allah ñu bëgg ñu nekk si ñu ngi si ñu nekk ñoo xam ne itamit li ma bëgg ci njaboot gi ñu ngi ma siy jàppale bu baax pour njaboot gi nekk njaboot gu cub bu am diine ñu ngi ma siy jàppale comprendre ma si bu baax maa leen si sant jërëjëf sëñ bi ñoo ngi lay gërëm yow tamit bu baax di la sant bu baax a baax di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci liggéey bi tey nag du ma lim parce que ñoo ngi may tànc di gërëm ñëpp di gërëm sama ay assistante Fatou Glit ak Khady Glit également di gërëm comme ni ma ko waxee sànq ci doorte émission bi l'infatigable et l'incontournable Léna Dieye parce que boobu nangu naa ko ci Rassir Wan jox ko léegi ci ànd bu muy ànd ak ñun ci liggéey bu rafet bi nga xam ni ngi koy def ak ñun di gërëm képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ba mu egg fii di leen jox daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen émission ci beneen kàngam ci biir réewu Mauritanie wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.